aywa Chérif yéen kaay ak lu ñu xëyee dañu koy dooree ak l'observateur. L'observateur daal di ñëwaat ci mbiram armement ak ngànnaay yi président Macky Sall jël jox ko armée nationale gis nga ko journal baa ngi nii kon ñëw na rek ci li nga xamante ni kon mooy milliards yi jël ngir jënd kon arme gilet pare-balles patrouilleur ba ci sax ay avions yoo xamante ni kon dañ koo déployer ngir troupe yi gis nga ko tamit la jëm ci wàllu commande yi tamit ba ci LG yi ak ñi nga xam daal mooy soldat si munitions yi journal bi daal dina ci ñëwaat jox kàddu gi kon colonel Ndaw mu ñëw rek ci politique sécuritaire bu Sénégal moom président Macky Sall mi nga xamante ni kon mooy chef suprême des armées ngi nii ak tërëyi bi mu fi soloon ba mu dem fële nga xamante ni mooy ca kër Momar Sarr ca jamono jooju ñu ñëw rek ci li nga xamante ni moo xew ci littoral bi mi ngi buñ ci waxul musiba dana am ndax business boo xamante ni ñiy jaay suuf si nag bët bu set mën nañoo am sax 15 millions de francs CFA par mois wante boo xoolee lam nar a jur ci conséquence ci ay millions de doomu aadama yuy dund ci diwaan boobu mën naa jur musiba wàllu yoon it lii ci tribunal la xewee kii ab lesbienne la ñaar fukki at ak ñett la am moom ak ab xaritam démb dañ leen doon atte viol collectif maanaam doon siifa koo xamante ni daal daanaka dafa dawoon fukki at ak juróom la am lii tamit moo lëmbee àdduna muy wàllu ñiy jaay seen bopp ak lépp loolu xewee fa la ca Dubaï ñu koy kon Dubaï Port-Authority gis nga ko enquête boo xamante def nañ ko ci Paco Jackson moom it indi na ci rek nee na yàgg naa alerte rek ci li nga xamante ni mooy réseau diggante Dakar Dubaï ba ci Abidjan am na ci ñoo xamante sax gis nga ko rek saison bu nekk daal session mën nañ ci am lu toll ci 24 millions de francs CFA dinañ ci ñëwaat et puis Modou Lo tamit séq na waxtaan ak journal bii di l'Observateur moom mi nga xamante ni dafa am ay gaañu war a bëre ak kii di Ama Baldé soxna Faty. aywa ñu jàll ci beneen muy enquête. Barth a-t-il fauté ndax Barthélémy Dias lim def yoon la am du yoon maanaam lim recruté kii di Guy Marius Sagna ak la capitaine Touré muy nomination yoo xam ne daal gis nga jur na coow nomination yi nag dafa mel ni rek moom maire bu Dakar waru koo def ndax borom xam-xam bi di haut fonctionnaire nee na depuis le 8 janvier bi passé ay coppite am na daal ci li nga xamante wàllu organigramme la maire bi mënul recruter nu ko neexee et puis tamit am na éclairage expert en gouvernance muy Iba Dieng moom it yëkkati na ci kàddu ba ci sax wàllu révocation lan la loo wax ci wàllu révocation président Macky Sall mi ngi ko doon junj bërki démb bi lii xew ca Thiès ñu daal ci taxaw muy rek viol collectif ba léegi rek benn ñaari chauffeur yoo xamante ni dañ doon piéger ay jigéen ci seeni oto muy loo xamante ni yéeme na. aywa le quotidien. ñëw rek ci ba léegi rek ca Casamance ak démantèlement ba jëm ci ndel yi mu mel ni kon bataille du déminage war nañ koo tàmbali téeméer ak fukk ak juróom-ñett ci ay localité fële ca Casamance kon mbir mi concerne leen buñ sukkandikoo ci journal bi Madiambal Diagne ak Souleymane Teliko démb nag Teliko ñëwut ca Cour suprême ngir ñu daal leen di àtte Benjamin ak kii di Sadio Mané duel la pour l'or buñ sukkandikoo ci journal bi puis sage-femme yi seen àtte bi journal bi ñëwaat na ci. aywa le soleil. dañ ñëw ci mesure nag lii dina neex ñi nga xamante ñoo nekk ci fonction publique di ay fonctionnaires revaloriser nañ maanaam yokk rek seen ay payoor buñ sukkandikoo ci journal bi augmentation bi tàmbali na benn fan ci weeru mai bi ñu génn et puis tamit dina effort budgétaire bi estimé nañ ko ci 120 milliards de francs CFA. aywa Libé. ba léegi rek ci ay tooxi doonoo ko ñaawteef ci biir réew mi gis nga ko mooy soxna si nga xamante ni dañ ko fekkoon ñu faat gu ñaaw fële ca Tivaouane pël autopsie bi li mu wax mooy gis nga ko rek dañ koo xooj moom Mariam War violé ko ba pare rek daal di koy sànni doog koo assassiné gis nga ko rek elle est décédée à une donc asphyxie mécanique par strangulation mel ni kon xoj googu moom moo tax mu daal di rek génn àdduna lii tamit ñu ngi leen ko doon wax ca baat ñi mooy Anta Ndiaye tout tànk bi nga xamante ni juróom-ñetti at la amoon ñu faatoon ko ñaar ñi ko def nag ñu doon def yëfi saay-saay ba mu bett leen ñu bañ jool leen ñoom it mandat de dépôt nañ leen lii neexut mooy aj ak màkk gi soxna Faat daf mel ni paquet bi yokk nañ ko pour aji màkka il faut nga génne 4,2 millions de francs CFA El Sénégal mooy compagnie bi nga xamante ni mooy yóbbu gars yi bi activistes yi nga xamante ni ñoom ca Vélingara daf mel ni yóbbu na leen ñu nekk en garde à vue. aywa la tribune. Prodac Poste ak tamit lépp loo xam jëm na ci ay rapport IGE OFNAC CENTIF mel ni rek Macky Sall ndax dafa fàtte li mu tuddee rek les gros scandales de son régime dette boo xamante ni toll na ci 189 milliards ci poste bu journal bi daal dina ci waat et puis les personnes yi nga xamante ni épingle leen ba léegi dara fekku leen ci moom président Macky Sall mi nga xamante ni mi ngi doon joxe leçon de bonne gouvernance ci bi muy de recevoir cahier de doléances ci noonu sax gis nga ko mbiram Barthélémy Dias ak dafa mel ni adjoint au maire bu Ndakaaru di Abass Fall daal dina koy tontu ci noonu aussi ki nga xamante ni mooy Birahim Seck jàpp ni président daal la ko war defu ko. Walf Quotidien. daal di ñëwaat rek ci ay activistes yoo xamante ne commencé na leen a alerter la traque commence le ko journal bi daal di tuddee ak ñi nga xamante ni ñaar lan nekkoon fële ca sud du pays ñu daal di leen jàpp ndax dañoo am jafe-jafe ak ay maire bu Saint-Louis ak bu Vélingara ñëw na ci wàllu politique sociale bi tamit ak échec bi nga xamante ne am na ci remake d'un mortal combat diggante Palais ak ville de Dakar tey ci ngoon kon Barthélémy Dias dina jàkkaarloog taskatu xabaar yi Alpha Condé boo sàggunut doon ko yóbbu ca yoon fële ca Guinée. Les Échos. Les Échos daal di ñëwaat ba léegi rek ci bonne gouvernance ak rapport bi nga xamante ni direction
direction centrale des marchés publics di DCMP daal dina koy génne ci 4e trimestre 2021 plus de 112 milliards de francs CFA yoo xamante ni ci yaama neex lañ ko daal di joxante gis nga ko 2,5 milliards yi dañ ko waxoon ne wàllu exclusivité dara amu ci 14 milliards yi ci wàllu convention la 1,5 milliards yi jëm ci mention complémentaire ba ci sax 91,5 milliards ci ay offres yoo xamante ne spontané négocié la mel ni daal waa ARMP la leen waroon defuñ ko buñ sukkandiku journal bi et puis tamit constitution coalition yeeg dépôt caution yeeg ci wàllu parrainage bi suba mooy dernier délai bi état major yaa ngi nii kon politique dafa mel ci manœuvre la nag Benno Bokk Yaakaar démb déposé nañ seen i parrain ak ñi nga xamante ne mooy seen caution Yewwi Askan Wi tamit dem nañu CDC daal di déposé seen caution gis nga ko gaa yaa ngi nii dafa mel ni ñoom waa Yewwi jubóowun ak waa wàllu di parti démocratique sénégalais bés bi le jour ci wàllu politique ba léegi rek moom benn titre boobu ñëw ci nga xamante ne mooy Barthélémy Dias ak Macky Sall gis nga ko impossible entente diggante maire bu Ndakaaru ak président de la République ci ngoon moom maire bu Ndakaaru dina répliquer sa waajaa ngi nii Sadio Mané gis nga ko moo ki nga xamante ni mooy Karim Benzema final la pour l'or maanaam ballon d'or bi nga xamante ci stade de France lay amee sage-femme yi tey nag mooy jour de vérité bi buñ sukkandikoo ci journal bi L'As quotidien ministre des affaires étrangères Aïssata Tall Sall moo nekk ci xëtu yéenekaay bi di L'As quotidien package bi fixé nañ ko ci ñeenti millions ak 200 millions de francs CFA yoo xamante ni 200 000 francs yoo xamante ni kon daal dinañ koy génne et puis dafa mel ni mag ñi tamit ku am say at daal ku ëpp 65 ans faat doo mën a aji buñ sukkandikoo kon ci journal mu mel ni kon Arabie Saoudite gën naa corsé rek li nga xamante ni mooy conditions yi et puis tamit grand chantier yi jëm ci wàllu social bi Macky Sall journal bi def na évaluation bi soxna Marie Khemesse ñëw na ci wàllu santé ak émergence Vox Pop Abbas Fall kon mi ngi défier Macky nee na kon tu ne révoqueras personne mënut a dàq personne moom mi nga xamante ne mooy premier adjoint au maire bu Dakar di tontu président de la République mi leen doon menacé ci jamono jooju ay mbooj am na lu ko métti ndax maire Bambey bi ne kon dafa transhumé dem ca Macky Sall mu daal di ko recevoir nee na daal warkat moom warkat rek nga mën a doon soxna see gisee ni xam naa comme dañ heure bee ñu kii dinañ ko yaatal nañ ci ñëwaat aywa ñoo dem ci source a Chérif waaw daal di ñëwaat ci li nga xamante ne mooy notification non coalition bi ak dépôt liste yi ci parrainage bi mooy Benno Bokk Yaakaar daal bu doon xëccoo la ñoo nekk premier de la classe buñ sukkandikoo journal ndax démb déposé nañ 55 328 parrains Mimi Touré moo ko jiite woon ak ki nga xamante ne mooy Benoît Sambou au nom du parti socialiste de l'AFP ak ñii di waa APR ñi nga xamante ne kon depuis 2012 ñoo ànd seen coalition bi et puis procureur général dugg na ci coow li diggante avocat magistrat bi di Téléco ak journaliste bi nga xamante ni mooy Madiambal Diagne dem moo nekkoon ganu Babacar Fall fii. aywa Sud Quotidien ñëw ci menace ak révocation ak lépp lu jëm ci recruteur hors cadre Macky Sall kon dafa rem semé li nga xamante ne mooy controverse ci lii di maire yu Dakar Barthélémy Dias lam def muy Abbas Fall Birahim Seck Sidya Ndiaye Moussa Sarr bu LD ba ci sax docteur Malick Diop ku ci nekk rek yëkkati nga ay kaddu am noo gisee li nga xamante ni moom mooy lu ni mel et puis répartition quota Sénégal dafa mel ni kon 2000 pèlerins ñi ngi leen di xaar rek ci mission boo xamante ni du xaw a yomb nag ren voyage privé yi dinañ ci jël 3822. record Bamba Dieng mi ak waa Marseille tey Europa League conférence ñoom ñoo war a recevoir Feyenoord de Rotterdam fa li nga xamante ni kon mooy ca Vélodrome Bamba nag moom la ma rate woon dafa bari moom sax regretté woon lu nu mel ndax kon opération rachat lay doon ngir rek mu mën a dabe ji ñu qualifié foog ñu mën a dugal benn bit wala ñaar sax pour qualifier benn bu ko dugalee ni dem kon prolongation et puis Real Madrid gis nga ko démb dafa renversé Manchester City rejoindre ñi nga xamante ni kon ñoom ñooy Liverpool ca finale coupe Ligue des Champions. aywa stade bi ngi nii Sadio Mané gis nga ko rek ak finale ya moom nag atom la macha allah. atu 2022 finalu na CAN bi daal di koy jël Ligue Cup aussi désormais ci palmarès am la daal di bokk mu ngi am na yeneen lu koy xaar mook Edouard Mendy ci FA Cup bi nga xamante ni aussi ci weeru mai bi lay am jeexale kook li nga xamante mooy final si ñoom ak ki nga xamante ci Premier League ak Manchester City ñi ngi koy xëccoo ba léegi City benn point la leen ëppale jeexale ko ak tamit ñoom ak Real di ci Ligue des Champions et puis tamit Kalidou Koulibaly sa waajaa ngi nii moom it mi ngi ci biir ñoom Pape Gueye ak waa Marseille tamit tey am nañ yaakaar immortel Real moom dafa mel ni daal immortel. dina leer. dafa xaw a suufee dem moo tax li mu laaj 26,3 milliards voilà CFA. pour dem Barcelone. yéen am ngeen lu ngeen fayee da ngeen a nekk ci kii bi daal leer rek. mënu leen a faykal. en tout cas démb moom jeex na Chérif dafa mel ni Karim ak ay ñooñam këpp nañ yalwaanu Man City du ñoom kese lañ këpp seen yalwaan ñu bëri dañu këpp seen yalwaan merci beaucoup Chérif ci kanam incha allah dina ñëwaat ñaareelu pàcc bi aywa ñu dem ci l'observateur addina waaw fi mu ne nii moom Malick Thiandoum ñu tàmbalee ko peut-être ñaari mbir wax nga ko sànq muy mbiram Anta Ndiaye muy gone googu nga xam ne dañ ko faat bu ñaaw ca Bargny Géej ñaari gone dañ leen a mujjee def nag mandat dépôt ndax ku góor ki fukki at ak juróom-ñaar la am
keneen ki fukki at ak ñaar 12 ans sous mandat de dépôt muy lu doy waar. Beneen mbir bi itam Malick muy Dubaï porta poti yaakaar naa noonu la ak enquête bi nga xam ne yéen kaay bi def na ko ci muy lu doy waar luy lëmbe àddina jamono ji te Sénégal dinañu muccagul. waaw axiru zaman la ñu nekk mooy mujjug jamono lu nekk ngay gis loo musul xalaat ngay gis fi mu nekk nii maa ngi koy wax léegi nii jamono ji liy xew ci réew mi déjà dafa doy waar mooy ay xale yu ndaw di rendi di jam di violer di xoj ba mu dee loolu yéeme na ci réew mu nga xam ne xale bu musaana dégg sax ni am na nit ku gaañu ci benn koñ ba da nga fay ragal a jaar bu ñu demee ba xale yi di rey nag c'est que la société ci boppam moo nekk en danger bu ñu demee ba xale yi di foo mu nga xamante ni du fowum gone réew mi ak société bi nekk na en danger kon il faut ñu xoolaat bu baax yar yi ci biir kër yi il faut ñu xoolaat yi tamit yar xale yi def diine ci ñoom parce que am na lu nga xam ne bu jiitoo ci yow pour dara fëkk la dafay jafe donc sur le plan de l'éducation il y a une faillite générale bu nga xamante ni nii tey kenn ku nekk ci sa biir kër d'abord war nga xoolaat sa toogaay war nga xoolaat sa yorin parce que li ñu wax bu ñu demee ba yomal xiyam kenn ku nekk ab sàmm nga te yàlla suñu borom dina la laaj la ma la dénkoon noo ko sàmmee beneen bi ci des nag mooy li nga xam ne fi mu ne mooy lëmbee réseaux sociaux yi muy la xew ca Dubaï porte-à-porte yi day lu nga xam ne vraiment c'est inimaginable te lépp a ngi déparé ci benn nigérienne bu nga xam ne moom moo wax la xew muy law ba tëq Sénégal ci lu nga xam ni wax dëgg neex yàlla nit mënu ko xalaat te alalu àdduna jaru ko ñaawteef wala kaawteef gu toll noonu man musuma xalaat ci àdduna ni nit dina dem ba egg foofu ci wàllu suufee rawatina jigéen ak ni ko yàlla wormaale ak jigéen fa ko yàlla teg ak jigéen yi tamit mi nga xam ne mooy suñu yaay jigéen suñuy soxna jigéen suñuy sister tey bu ñu demee ba jigéen ngir xaalis mu jël gémmiñam def ko duus loolu mu yéeme na ñu cay dem ginnaaw kër di ca gaanuwaay di la fay ay millions bu ñu yemoon ci rek jaay seen bopp sax amaana ñu ni c'est le plus vieux métier du monde mais dañu dem ba di satisfaire les fantasmes de ces milliardaires naar yi nga xam ne wax dëgg neex yàlla dañu dem ba yor xaalis ba xamatuñu lu ñuy def boo yoree xaalis ba xamatoo looy def da ngay fantasme da ngay xalaat lu la neex nga def ko te teguñu ko kenn lu dul ci der bu ñuul nit nag da nga war a xam sa bopp xam sa valeur mais tey la fa xew tax na xel yu bari tey Dubaï nag du ña fay dem yépp loolu la ñuy def am na ay jigéen yu nga xam ne dañuy takk seen ndigg dem Dubaï di fa liggéey di commerce mais leneen la nga xam ne moo nekk ca gannaaw ñeneen ñi ko def ay kaawtee fa kii mbon tax leen a jóg loolu concerné wul ñi nga xam ne dañ faa dem ngir liggéey mais en tout cas encore une fois il faut que ñu gën a clairvoyant ci yëf yi gën ci taxaw seetlu parce que lii du lu nga xam ne dañ ko war a bàyyi mu jàll même l'État du Sénégal est interpellé parce que ay doomam ñoo fa ñenn ci ay doomam ñoo fa nekk di def mon yooyu ñooñu ban taxawaay la ñu war a am ci ñoom loolu yëpp war nañ ko xoolaat mais en tout cas ñu ngi ci mujjug jamono dëgg ñaawteef yi moom yàlla nañ ci yàlla muccal. oui dafa mel ni franchir nañ toutes les limites bu kon ni ko Malick waxee parce que ñun ay doomu aadama lañ. am na loo xamante ni suñu wér-gu-yaram ak suñu melokaan sax. may ñu koy accepter parce que gaanuwaay yu mel am na ay toilettes pour la mais fekkante ni kon ni ñu ko waxee toilette ambulante la nit ñi ci boppam luñ bëgg def gaanuwaay ngir ak bonte wala leneen. loolu day loo xamante ni lu garaaw la parce que gis nga tu yemut foofu kese am na ñoo xamante sax dañuy dem bay séq ak ay mala. du rek gaanuwaay de am na ñoo xamante ni. ay xaj voilà dañ leen ay voilà muy loo xamante zoophilie lu garaaw a garaaw la. loo xamante ne également je pense que ay enquête war na ci am parce que du rek Sénégal. Afrique la même en France boo xoolee mbir mi aussi scandale bi coow la ba nga fa ak dëkk yu bëri mooy ñoo xamante ni xëy na bëgg nañ
mënuñoo dund luxe dem fa li nga xamante ne mooy ca Dubaï ndax fa la luxe quand même fekk ba ngir rek di méngale sa bopp loo xamante ne amoo ko parce que nit ki da ngay doylu am loo xam ne aussi am gëm-gëm aussi parce que ak foi bu nekkee ci yow am na yoo xamante ni dara mënu la ko jaral comme ni ko Malick waxee et puis aussi dans la vie aussi il faut que les états di góorgóorlu ngir di protéger seen ay ñooñ muy jeunesse bi rawatina parce que këf leen dafa yomb am na yoo xam ne bu amee comme ay réseau la il faut essayer de démanteler ces réseaux là parce que am na ñoo xamante ne ñooy jël seen photo dugal ko ci réseaux sociaux yi soit Instagram TikTok et cetera ngir jaay parce que xeetu jaay nit la parce que prostitution am na ci donc bu ko defee kon ñu xool ña koy def ñu teg leen loxo bala ñoo yàq ndaw ñi parce que bu demee bu mën na parce que yi roy dafa mën na dem ba koy def ci réew mi parce que Dubaï lañ wax mais on sait jamais parce que am na ñoo xam ne am na leen ko jaral parce que ña koy def it du rek ay plaisir wala nanga am na leneen loo xamante ne aussi ngir ak yokkuteeg ñoom nee nañ dañ koy def dañ leen koo digal muy loo xamante ne voilà muy lu garaaw loo xamante ni donc pour arrêter lu ni mel réew mu ci nekk en tout cas Sénégal ak Afrique bu ci nekk parce que lëmbee na dëkk bi ngir arrêter lu ni mel nag il faut ay enquête am très bien en justice dugg ci freiner réseau yi ñi koy def ñu teg leen loxo ci nam gën a gaaw parce que gis naa ci l'observateur kii di Paco Jackson ne yàgg naa alerté déggun ko donc je pense que loolu du yoon et nous on est dans notre rôle parce que tey ñi nga xam ne ñooy tas xabaar li ñu war mooy alerter mooy wax lu nga xam ne bu liy raam ci ñag bi la jëm te bu fa amee kër du baax ñu teel ci duut baaraam ba ku yor sa doom muy dem Dubaï tamit nga xam lu mu fay wuti. très bien aywa nekk dambo aussi xam nga salte na trop nag xëy suba sax di wax naan ay ubbi sa gémmiñ ñu si gaanu waaye ñaaw na salte na trop mais il faut ces débats aussi nit ñi di ko poser parce que soo ko posé wu tamit ñu dem bitim réew def ko donc nañuy wax yu mel nii fii ci réew mi di régler problème yi faati en tout cas ubbi nañ ci enquête Marcel Farba Maroun loolu la ñu l'observateur xëyee waaw ubbi nañ ci enquête et puis bon apparemment c'est pas un phénomène nouveau hein bu ñu sukkandikoo ci il paraît que même la vidéo date de 2019 je sais pas si c'est avéré ou pas mais la vidéo qu'on est en train de voilà la vidéo qui est devenue virale en ce moment waaw jox nañ ay liste mais il paraît que vidéo bi yàgg na l'influenceur camerounais Camille Makosomo bon dafa publier benn liste bi nga xamante ne dafay résumer rek pays yi nga xamante ne ñoom ñoo gën a représentatif ci wàllu boobu donc les deux Congos donc République démocratique du Congo ak République du Congo donc Brazzaville ñoom ñoo jiitu avec 78 filles qu'on a répertoriées suivi de la Côte d'Ivoire avec 57 le Cameroun 49 et hélas le Sénégal 43 filles donc dama yaakaar ne dañoo toll ci jamono joo xamante ne ba saa yoo xëyee nga foog ne fii la bët yem alors que plus ngay gën di dem plus ngay gën di gis ay affaires yu lay yéem je pense que pour juste tekki yenn yi jaru ko fii et puis comme ni ñu ko waxee je pense que les autorités ont pas mal de travail à faire dans ce domaine-là pour protéger leurs compatriotes. Je pense que Chérif Samb vidéo bi ko doon wax ak nii muy diggante nit ak mala muy ay images quand même yoo xam ne ku sañoon peut-être doo ko toog di waxtaanee mais tolluwaayu jamono la et puis il faut quand même ñu alerter parce que man ba rek naan Sénégal dara du fa xew sunu ay njaboot ñoom lañ tudd ne xamaguñ nag lan la enquête bi di révéler mais dans tous les cas quand même lu doy waar la Malick Thiandoum lu yéeme la et image yi fii ginnaaw rek wane ne ko et c'est pas uniquement en Afrique il paraît malheureusement am na en France Belgique ak bon yeneen i pays c'est très compliqué ay vices la yoo xamante ne comme ni ko Malick waxee ay vices yoo xamante ne góor moom am na fu muy toll dara dootu ko saf donc day bëgg découvrir loo xamante ne c'est des étapes supérieures jusqu'à enfreindre un petit peu son côté humain donc c'est très très dommage comme ni ma wax rek dara jarul yi di mel 24 millions ngaangal ma gaanuwaay wala ma dem ginnaaw kër ci sa gémmiñ très dommage très bien non c'est incroyable c'est compliqué yàlla monsieur amiin yaa rabbi et puis ñu ngi xaar enquête bi nan lay amiin yaa rabbi ñu ngi xaar enquête bi nan lay wone Infos Matin dafay wéy 7 heures jot na ba tegal juróomi simili